ajjuma ñu yegsi ci seen émission daan corona ci kaddu gi Barthélémy Ngom Aliou Ba ci machine bi ñu ngi ci ligne bi ak docteur Aloyse Waly Diouf docteur nu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Barthélémy maa ngi nuyu auditeur u RFM yëpp. démb kilifa yi daanaka wax nañu ci lu bëri ci feebar bi ci lu jëm ci feebar bi tax sax yenn mesures yi ñu jël ko. am ñu ne pic feebar bi daal jot nañu ko lu am la pic bi jot nañu ko ak it pic mooy lan daanaka bu nu ko waxee xel yi ci lan la mën a dem. waaw jërëjëf Barthélémy je crois que démb ni nga ko waxee ministre de la santé et de l'action sociale. def na benn évaluation boo xam ne ci ñetti weer yi ñu génn. ci la tënku. li ñu mën a wax ci évaluation boobu ak ni mu ko waxee mooy que bi ñu tollee ci le 20 avril ba ñu yegg ci le 11 mai suñu cas yi yokku na jóge ci 304 cas par semaine ñuy dem ba 771 cas par semaine. loolu moo tax ba ñu yegg am na benn moment ñu yeggoon amoon 177 cas mais ci courbe bi mu yéegee ba ñu yegg niveau boobu li ñu constaté mooy courbe cas yu bees yi dafa commencé di wàcc di stabiliser wu. di wàcc di stabiliser wu loolu moo tax ñun ñu xalaat parce que ñun ci li ñuy seetlu ci wàllum épidémie mooy que pic bi c'est vrai dina am li ñuy wax ay modélisation yu nit ñi di def mais li ci ëpp pic bi day romb ba pare nga soog ko seetlu donc bi ñu xoolee fan yi ñu génn yëpp ñaari semaine yi ñu génn yëpp pratiquement suñu nombre de cas positifs suñu taux de positivité bi dafa commencé di stabiliser wu dafa wàcc ba pare commencé di stabiliser wu entre 6% ak lu ci ëpp 8-9%. donc stabilisation boobu muy loo xam ne dafay lu encourageant mais di toujours appeler à ce que ñu dolli suñu vigilance. pour waaw parce que démb ministre bi muy def évaluation bi nee na feebar bi gaa si résultat yi nga xamante ni am ngeen ko nu ngi nemmeeku ne mu ngi stabiliser wu di wàcc mais loolu du caa génne nit ñi dañoo war a bàyyi mesure barrières yi ndaxte bu ñu ko defee rek deuxième vague de contamination mën na am. waaw loolu defe naa lu wër la parce que bu ñu demee ba am situation bu toll noonu. courbe bi commencé wàcc c'est que c'est vrai effet mesure barrière yi mun nañ ko ci boole muy loo xam ne moo indi décroissance courbe boobu ba pare mu commencé stabiliser wu. mais comme suñu courbe bi daf doon yéeg mesure barrière yi dugg nit ñi di ko respecté ñu leen ci félicité donte war nañu continuer li ci am mooy même bu commencé wàcc dafa wàcc benn moment ba si ak commencé waat di stabiliser waat li ñu bëgg mooy mu décrocher. te pour mu décrocher gën a wàcc il faut que ñun ñëpp ñu gëm ne solution bi ci am mooy fexe ba nit ñi ci gox-goxaan yi di respecter mesure barrière yi loolu dafa am solo parce que ni ma koy waxee depuis presque benn weer xeex bi dafa déplacé wu dugg ci dem ci communauté yi donc communauté yi la ñuy gën a renforcer pour que ñoom ñu porter message yi pour que ñoom aussi ñu mën a respecter mesures barrières yi notamment port de masque bi. muy lu am solo mais fi ngeen teg seen gët mooy Dakar nga xamante ni mooy épicentre feebar bi cas yi bari na fi lool ba ñu ko tàmbaleeg léegi daanaka fii la feebar bi gën a ëppee tax ngeen am ay stratégie yoo nga xamante ni daal da ngeen jëloon bëgg ko doxal biir Ndakaaru stratégie yooyu yaakaar nga ne moo tàmbalee def effet. waa stratégie yi mun nañ wax ne ñu ngi def seen effet par rapport à li nga xam ne moom la ñu gis ci wàllu épidémie parce que damay fàttali rek ne Dakar boo jëlee suñu cas yëpp maanaam boo jëlee def naa 100 cas téeméer lañ koy wax boo jëlee téeméeri cas
75 yi. ci région Dakar mooy juróom-ñaar fukk ak juróom yi. juróom-ñaar fukk ak juróom yi ci région Dakar lañ nekk. boo jëlee aussi suñu cas yëpp téeméeri cas yi 56 yi. ci Sénégal ci 56% yi. ci département Dakar lañ nekk. Dakar daal district yëpp laal na leen. Dakar district yëpp laal nañ leen donc li nga xam ne moom la ñu gën a war a faratal ci jamono ji mooy fexe ba fii ci Dakar stratégie yooyu ñuy mener à l'échelle communautaire ak suñu unité d'engagement communautaire parce que léegi ñëpp xam nañ ne depuis léegi mu wot benn weer ñu ngi liggéey ci wàllum communauté yi bàyyi ci maire yi bàyyi ci autorité administrative bàyyi ci aussi leader d'opinion yi ci biir Dakar pour que lutte boobu nga xam dañ ko mën a bëgg a mën a muy benn xeex boo xam ne à base communautaire la relais yi bàjjenu gox yi dugal ci seen loxo mu mën a porter ay FM pour mu porter ay FM nag il faut que ñu def tuuti effort gën a respecter mesures barrières yi notamment raxas suñu loxo ak ndox ak saabu respecter distanciation physique bi mais surtout ñu sol masque yi comme niñ koy digle. D'accord jërëjëf docteur nu ngi lay gërëm. jërëjëf Barthélémy maa ngi naan El Hadj jërëjëf Barthélémy. waaw jërëjëf yendoog jàmm jox la daje ci kanam ci point du jour bi nga xamante ni waa ministère danañu ko amal niki tey jii ñuy xaarandi rek professeur Daouda Ndiaye ci ligne bi moom it war a bokk ci waxtaan bi ñu décrypter nag communication yi nga xamante ni daal ministre de la santé ministre de l'intérieur ministre des transports def nañu ko démb waaye it dellu siwaat ci ñaax wi nga xamante ni ñu ngi koy ñaax askan wi ci mesure barrières yi sensibilisation moom du doy daanaka bés bu yàlla sàkk rek nañ koy fàttali askan wi ndax xeex bi docteur Aloyse mu ngi koy wax léegi dafa war a nekk au niveau communautaire ñu wàccee ko ca suuf boobu it ku nekk xam la war ci feebar bi su ko defee ñu gën ko moytu ndegam ñu ngi seetlu ne mu ngi tàmbalee stabiliser wu waaye loolu taxul warul mën a tax nit ñi bàyyi mesure barrières yi lu am solo la ñu koy respecter lu ko mooy deuxième vague de contamination mën na am te bu amee it ñoo ciy gën a sonnati professeur Daouda Ndiaye mu ngi ci ligne professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. waaw na ngeen def. sant bu baax ñu ngi sant. yàlla na sant yàgg professeur Aloyse Waly Diouf mu ngi koy wax léegi ci pic bi nga xamante ni ministre de la santé gannaaw évaluation bi mu def njort na ne daal ñu ngi ci ndax feebar bi dañ nemmeeku ne mu ngi stabiliser wu waaye loolu warul mën a tax ñu tàggoog mesure barrières yi. waaw tout à fait loolu moom il faut sax ñu insister ci parce que loo xam ne la. rawatina nag ci jamono ji nga xamante ni daanaka nit ñi fulaalatuñu noonu mesure barrière yooyu. waaw parce que moo tax toujours day am solo loolu ñuy fàttali ko ne feebar bi mi ngi fi man li ci ëpp solo pour man. dëgg la plateau bi am na solo pic bi am na solo mais ñu wax ne jàngoro ji mi ngi fi. te mi ngi law. buñ ko di wax rek dina tax nit ñi di xam ne. mi ngi fi te mën na wàllu ku nekk parce que am na koo xam ne boo ko nee. loolu kay boo seetloo cas communautaire yi ni ñuy bëree fan yii kay. loolu mooy wane ne feebar baa ngi fi. voilà parce que boo nee nit ci pic wala plateau mën na bañ a xam sax loolu mooy lan. kooku ci wàllu science la ak ci wàllu épidémiologie. donc te effectivement parfois da ngay gis mu wàññeeku parfois mu yokku mais. mais mi ngi ba léegi mi ngi important ba léegi mi ngi takku lim bi mi ngi takku. donc moo tax tey comme bi démb comme tey comme suba mesure barrière yi moom buñ ko yokkul buñ ko wàññi. surtout ku ci nekk ci ñun mesure barrière moom te encore une fois comme ni nga ko waxee nii ñu koy rappeler toujours lan mooy mesure barrière. pour man loolu c'est extrêmement important te continuer encore communication ak sensibilisation bi. et puis pour man c'est extrêmement important. même relâchement bi fekkee am na rek ñu gis ne kon au niveau communautaire ñu dellu ci communauté bi wala ñu toog ci communauté bi bañ faa jóge pour man c'est extrêmement important. c'est important surtout que Sénégal moom dafa bari ci ñoo xam ne moom neexunoo waxal da nga wax ba sonn waaye la ngay wax duñu ko defee est-ce que dañ koy dégg sax. moo tax nañuy fàttali ko rek nañuy wax rek wax moom je pense que tant que ñu ngi mën a wax. nañu wax ndegam daal wolof nee na noppi yi du fees nañ continuer wax rek. jërëjëf je pense que et puis toujours nag
dëgg la àdduna moom noonu lay tëddee. yenn saa yi ñii dinañu ànd ñii dañu ci ànd surtout un petit nombre. mais bu ñu tax ñu tàyyi bu kenn tàyyi ci wax ci bu kenn tàyyi ci sensibilisation bi parce que njëriñu ñëpp la. donc pour man mu ñëwaat parce que mun na ñëw en force ñaanuñu ko yàlla. parce que affaire bi moom bu kenn naagu. bu ñu naagu moo tax ku ci nekk na ci jàpp. encore une fois naagu bi rek de mën nañu yóbbee beneen deuxième vague contamination te boobaa day gën a métti. day métti te am na loo xam ne déjà gis ngeen li mu fi juróon ay fan ba tey yàlla def na ne aujourd'hui nit ñi ñi ngi toog ànd ak en tout cas dellusiwaat ci kër yi. jàppaat ci donc. pour man encore une fois lutte bi dafa nekk ci communauté bi toujours ñu xam ne ñuy wax di fàttali que ne mi ngi fi génnagul tant que benn cas des na pour man tant que benn cas des na rek mooy feebar baa ngi fi nañ continuer li ñu doon def bu kenn am relâchement. parce que buñ ko defalee rek bu demee ba fenn fi dina xaw compliqué parce que li may ragal mu nekk endémique mooy. mu far fay toog. te loolu. njiitu réew mi de mu ngi ko doon wax. gan bu la gan see munoo ko dàq da ngay xool nooy dëkk ak moom. waaw maintenant nooy dëkk ak moom mais toujours comme ni nga ko waxee gérer mesure barrière yi. gérer mesure barrière yi. raxas loxo yi sol masque yi distanciation sociale bi foo xam ne munoo fa amuloo fa soxla te mu leer na mën nga ko fa jëlee boo ko mënee bañ a dem mu gën. mais am na professeur am nañu ne ak transport interurbain bi nga xamante ni ubbi nañu ko am nañu ci émettre ay crainte de. waaw crainte moom mënut a jeex dara mais nañuy positif rek nañuy positif je pense que même fekkee loolu am na bu ki nekk defee li nga war def bu ki nekk defee li nga war def crainte yooyu ñu am rek mën na bañ a am. parce que xam nga aussi am na loo xam ne aussi boo xoolee Barthélemy parce que bu dee ba nit ñi xaw a gis ne ñoom bon li arrangé tu leen boo xoolee bu ñu amee nu ñu réagiré boo da ngay dem sax ba li ñu yaakaaroon sax bu ñu si ñoom pour ñu def ko sax dara ñu ko def ba indi leneen. donc comme loolu dafa mel ni dafa nekk loo xam ne am ñu ko soxla ci askan wi. dafay mel ni donc pour ñoom dañ ko soxla pour mën a am lu ñu dox war a mën a liggéey. donc loolu pour man il faut ñu gérer lépp c'est-à-dire que il faut mu am balance comme mi ngi fi te nit ñi ñenn ñi ñoo ko soxla ku ci nekk ñu def li nga war def mooy nguur def nga lu mu war def man ma def lu ma war def keneen def li nga war def. mooy d'accord transport intérieur même buñ ko ubbiwaatee mais ku ci nekk bu fekkee def nga li nga war def am nañu yaakaar ne mën nañu bañ a def lu mu nekk maintenant. c'est vrai que bu fekkente ne ubbi nañ ko nag te li ñuy wax ci mesure barrière kenn defu ko wala ñu relâché ko boobu moom fi ñu jëm mën na compliqué. ubbi nañ ko waaye du caa génne nguur gi da ciy gëmm maanaam dina leen may gët bu baax ñoom dawalkatu woto yi rawatina ci garage yi mais professeur wax nañu mesure barrière yi sol masque mën na nekk ci oto. yor sag gel mën na nekk ci oto raxasu bi amaana sax dina xaw a gëllu guuse distanciation bi moom foofu la problème bi nekk ndax ku ne xam na sunu oto yi nu bindoo. dëgg la parce que gis nga xam naa ne 1 mètre yi moom dina. boobu moom lu mën a nekk. moo tax obligatoirement moom fekkente ne loolu mun kii na moom masque yi moom il faut ñu sol ko c'est-à-dire que mën na limiter lu bari te buñ ko defulee parce que c'est vrai que boo xoolee ba tey boo génneete di nga gis boo gisee fukki nit yu nekk fenn wala ci di nga gis ne ñaar ñoo xam ne wala ñetti ñoo xam ne jegante nañ jega yoo xam ne dina doy waar moo tax man dama dem fenn démb am ku ma jege tuuti am lu mën a lijjante moom mu jege ma ne ko noonu dama sol sama masque balaa ñuy wax man a yow je pense que bu ko ñëpp doxalee rek parce que waxuma ko pour man parce que damay bañ mu wàll ma mun dama koy wax pour man ma wàll ko parce que ñàkkul ne li may wax mën na mu génn tuuti donc buñ ko jàppee noonu rek bañ naa mu wàll ma mais aussi man damay bañ wàll ko buñ ko defee noonu doxee ko noonu je pense que mun na am lu am solo waaw sol masque dana ngay aar sa bopp moom aar ñi la jege ni ko woykat yi di waxee ci seen woy yi waaw te masque yi bu fekkee mënuñu ko renouveler ñu fexe di ko fóot ba mu set surtout parce que bañ ko di sol ay 3 jours 4 jours et puis aussi parfois bañ ko di ko langal ci suufu kii bi kii sikkim bi
sikkim bi. man day dama daanaka ñëpp ndax li may gis ñuy def noonu ak a bari professeur. waaw. ñoom daal dañuy wàccee masque bi ca sikkim ba mu neex leen ñoo diwaat rek sol. waaw loolu moom malheureusement gis nañ ko fi bëri na. am na ñoo xam ne sax dañuy jël seen masque aj ko ca kaw bopp ba gis naa ko. waaw loolu moom wax dëgg yàlla dina doy waar de. bu fekkee noonu la moom dina doy waar lool parce que bu baax masque amatul njëriñ. masque bi du pour dara lu aar la d'abord yow aar la sa bopp. et puis encore une fois man damay fàttali man bu ñu xoolee toujours la fa ñu koy fàttali c'est vrai que man dama ci insister bu ñu nañuy sóoraale sunu yaay yi. nañuy sóoraale sunu kilifa sunu waajur yi ca kër yi ñuy bàyyi ci kër ga te xam ne ñooñu tey ñoo nga xam ne tey mën na leen a sonal ba lu nekk xaj nga fi donc man toujours su may génn damay sóoraale sama waajur bu jigéen moo bàyyi kër gi ne dinaa fexe ba du ma ko indil. ma fa sóoraale suma kilifa gi boo xam ne mi ngi ci kër gi. te xam nga ñoom ndegam génnuñu ça veut dire que virus bi moo ñëw fekk si leen te nit a ko fa andi. te ñoom demuñu dikkuñu. moo tax boo koy sóoraale loolu rek moo tax toujours nañuy sóoraale ci loolu buñ ko sóoraale rek je pense que lu ci bari diñ ko parce que ñenn ñi dinañ bon peut-être que man mun naa aar sama wala du ma di problème mais nañuy sóoraale mag ñi. te mag ñi dañ see vulnérable ñoo nga xam ne vulnérable ak ñoo xam ne ñu ngi ci kër yi te duñu mag te dañoo am beneen feebar bu ñu àndal boo xam ne aussi feebar boo xam ne la du gaaw a wér la. te buñ ko xoolee noonu rek je pense que lu bëri te ñëpp njàpp ne yëf yi sa yëf la c'est-à-dire que kon li may insister toujours du yëfu kenn sama yëf la ba pare. Barthélemy ni nga jàppee ne sa yëf la keneen na jàpp ne yëfam la. te ñu parce que réew mi ñun ñoo ko moom mënuñoo daw dañu feneen fii la ñu am. donc buñ ko jëlee def ko suñu moomeel rek di nga xool ku ci nekk di nga xool li nga war a dox nga dox ko. bul xaar keneen sax wax la ko bul xaar keneen def loolu la ko. je pense que buñ ko defee noonu am nañu yaakaar ne daal dina sotti mais nañu continuer di wax rek Bart. nañu continuer di wax rek. moom kay sensibilisation moom du doy. nañu continuer fi ngeen taxaw seen tànk. noonu la ñeneen ñaa ngi ciy liggéey et comme je dis également parce que am na ñu bëri ngi liggéey ndeysaan. nañuy xool ci ñoom jàppale leen. waajur yi aussi continuer di wax xale yi ñu ngi wax suba ñu ngi wax ngoon nañu continuer rek bañ a sonn. parce que parfois surtout comme génn am na doo xam ne ñuy defee ci biti te ku ci ñëw ñu fexe boo duggisee même bu fekkee defoon nga ay gel boo ñëwee rek ñu ne dama raxasoo ak saabu. dama raxasoo saabu ba set raxasoo mu saabu ba set soo ko balaa ngay wat laal dara ci kër gi. je pense loolu aussi dafay am solo lu bëri lu ñu mën a tënk. te également professeur loolu yaakaar naa foog ñu wax ko mooy loke yi nga xamante ni dafay nekk ci buntu kër yi ak sonnerie yeeg yooyu ñu ciy bàyyi xel. du sax loke yi rek Barthélemy de. ñu koy faral di nettoyer. même portable yi nga yoree. nañ koy nettoyer parce que yëf yi fépp foo laal sa loxo. mën na fa nekk mën nga ko fa bàyyi. muy portable muy caabi oto ba muy loke ba muy lépp fooy surtout loke buntu yi ñuy duggee. buntu kër yi. ba nga xam ne nit même boo xoolee ci yenn barab yi nga xam ne dafa am ay escalier rampe yi. soo ko mënee bañ a laal moo gën a wóor parce que rampe boobu mënoo ko laal. mën nga ko bañ a laal ba bu fekkente ne am nga ci loo téye rampe bu am na ku ko laal bàyyi ko fa. même boo xoolee gis naa ko ci guichet automatique de banque yi nga xam ne foofu la ñuy dem ci jëli ci xaalis dañuy dem def fa ay gel mooy war a ne affaire fu nekk la mën a nekk. donc comme fu nekk mën na nekk nag te parfois nit dina ko am moo tax nga ne nit am na ko parfois mu ne la xamul fu mu ko jëlee. mën na am dugg na oto laal na xëcc na oto loke ba am na ku fa yaaroon bàyyi na ko fa te moom xamu ko mu ñëw laal ko. mu jëlee ko jàpp na parce que ñenn ñi dañuy jàpp ne tant que nuyoo rek amul problème. tant que waxuloo sax am donc même loke war mën na ci nekk moo tax ma ne ku ñëw c'est-à-dire que boo toogee yow même boo nuyul kenn toog nga fenn ba benn barab wala et cetera jëlal nga raxas sa loxo soo ko mënee nga def ko soo amee gel nga def ko. parce que day réduire risque de contamination yi. facteur de risque yi da koy wàññi bu bëree bëri. boo xoolee tey ci yenn bërëb bi ñi ay gants la ñuy sol bu ñuy sol gants comme ñi manipuler xaalis bi. ça veut dire que même c'est-à-dire que ñoom xam nañ ne kon même ci xaalis ba mën na faa jaar. pour wane na ne fu mu toll nii fu ne la nekk. comme fu nekk la nekk nag defal li nga war a def yow. mais professeur par rapport ak gants yooyu c'est vrai que parfois ñi koy sol moom daañu aar seen bopp mais ñañu koy seqal ndaxte boo demee par exemple jëndi ka ngay jox xaalis bi sol yor gant mën na am xaalis bañ ko njëkk a jox am na virus bi mu téye ko virus bi des ci gant bi moom mu jël xaalis delloo la weccet virus bi mën na la topp.
tout à fait parce que en fait parce que gant bi comme loxo la rek la. dafa remplacer sunu der rek la mais li war a laal sunu yaram moo nekk ci gant ba rek. donc ce qui fait que day am loolu donc mooy loo xam ne lu mën a nekk la ñun ñi nga xam ne dañ ciy liggéey lu bari ci wàllu laboratoire xam nañ ne luy nekk la gant mooy lu nga xam ne lu bari mën na ko transmettre parce que am na ci lu bari boo xoolee ñun dañ laal la boo solee gant. bul laal dara tant que suñu woo ko parce que foofa laal mën nga ko fa bàyyi. te boo ko fa bàyyi nit mën na ko fa mën a jëlee. mbir mi daal doy na waar. par contre am na ñu may gis ñuy sol gant loolu dama ko constaté naa ko ci yenn bërëb bi conseil la rek li ñuy joxe. ñenn ñi dañuy sol gant plastique yi ñu nga xam ne polyester la. ñu gis ne surtout dama gis ci circulation bi da ngay gis ñoo xam ne sol nañu gant bi dafay tooy trop ci biir. loolu mën na indil yeneen feebar yu nga xam ne ay dermatologue yi xam nañ ko ay ce qu'on appelle les mycoses parce que bu ndox bi day maanaam daal boo solee gant bi da ngay gis ne loxo bi dafa ñaq ci biir mu bàyyi ko ak tooyaay beeg yooyu bu fi yàggee mën na la indil beneen loraange bi bu sax li ngay raxas donc moo tax li am solo mooy même ñi nga xam ne ñu ngi leen di joxal ay gant ñu wax leen gant yu nga xam ne dafay am ay genre talc ci biir talc boobu day tax day absorber humidité bi ba tax ndox ba dafa bari ba du la indil beneen loraange parce que yenn saa dañ koy sol toute la journée mais toujours dit que pour revenir ci yëf yi mooy gant bi mën na yor mën jàngoro bi dafa mën na fa téye keneen kuy ñëw moo tax même ñuy sol gant aussi bu nekkee ci yenn poste yi de temps en temps ñoom dañuy jël seen loxo di ko def gel parce que c'est vrai que yow mi sol gant mën nga ne aussi mën naa protéger wu mais fexeel pour nga bañ a contaminer même ci lu biir yi tout le temps jëlal gel yi nga nga laal ko si sol loxo pour que yow ki ngay joxe ci dara doo ko transférer maanaam daal ak gant bi nga sol yëpp nga def gel ci kaw gant yi tool ci kaw gant bi pour aar ki ngay joxal ki ngay war a séqal après weccet ak yooyu loxo mën ko séqal c'est extrêmement important sinon rek day poser problème également gant bi day nekk vecteur de transmission du virus également lay nekk d'accord jërëjëf professeur nu ngi lay gërëm jërëjëf baax maa ngi leen di fay jendoog jàmm professeur Daouda Ndiaye Innocence Ntap Ndiaye mu ngi ci ligne bi allo salaamaaleykum maaleykum salaam Barthélémy. yow yaay présidente au conseil du dialogue social tey ñu seq bokk waxtaan bi ak yow li ñuy njëkkee rek mooy mesure d'assouplissement yi nga xamante ni nguur gi jël nag ni ki démb ubbi transport interurbain bi mu xew gannaaw ab manifestation yoo nga xamante ni seetlu nañ ko ci ay gox yu bëri ci réew mi am sax ñu dem ba ne nguur gi pression bi moom moo tax mu daal di deltu gannaaw mesure yi ñu jël woyofal mbir yi ak it pression boobule yow en tant que présidente du conseil du dialogue social ban jàngat nga ciy def. waaw man de boo leen ma woowee ci question yooyu dinaa ci sawar trop ndax fan yi jéem naa sax dugg ci émission bi. parce que dama leen bëggoon d'abord sant ci liggéey bi ngeen di def. Alaaji Assane Gueye. xaw ma tudd ko fan yëpp. mi ngi def liggéey bu am solo. ak équipe RFM yëpp. parce que yéen da ngeen teel gis seen bopp ci xeexu ba am émission boo leen tuddee daan corona. daan corona boobu nag defe naa ne ñëpp ñoo si nar a jàpp. bu ma leen santee ba pare. waaw Alice Diouf mii Alice Waly Diouf. ah wax dëgg jàmbaar la. ak waa santé yëpp. bàyyiwuma ñoom Baalu Dia Thiam ñu ngi béy seen waar. ministre bi nag moom yal na ko yàlla jàppale. amiin ndax yàlla dina la teg foo xam ne ay jaar-jaar la waaye daa nekk presque da lay jàppale. parce que crise bi métti na métti koo xam ne dafa bette te moom la ko fi yàlla teg mu nekk ministre de la santé. mu nar a ànd ak yëpp sama xarit man secrétaire général toujours laa koy wax tamit. xemes. nari parce que dama ko pratiquer bi mu nekkee secrétaire général du SEMES. mu nekk jigéen bu jàmbaare. corona bi jaaxal na ñëpp mais Sénégal daf si teel a am démarche. mooy démarche de dialogue de concertation. kon loolu dañ ko continuer wéyal man loolu lay woo Sénégalais yi ñu wéyal dialogue ndax démb. même TFM am na ko lim invité woon bu waxee rek ne concertation. concertation si la lépp xaj. rawatina ci jamono ju mel nii. surtout ban fi nga may woowee nii
maa ngi nekk ci benn visioconférence boo xam ne Université de Toulouse moo koy organisé. xam nga thème bi lan la. pouvoir politique et paix sociale à l'épreuve de la Covid-19. mooy ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi ak paix sociale bi jàmm ci réew yi ci biir crise sanitaire bu Covid-19 xam nga loolu coïncidence la. mais bi nga ma woowee dama ci sawar parce que affaire bi dafa lëmbee réew yëpp kon Sénégal bu ci jàppee démarche rek depuis le début ba réew yëpp naw ko. ba président benn chaîne française woo ko naan l'exception sénégalaise waa loolu duñ ko fa bàyyi ba pare di jël leneen di jël rapport de force. état moomul rapport de force te man woyofal bi ñu gis bi ñu def nii man waxuma l'état a reculé du ma ko wax. parce que pouvoir politique mënul diriger à l'encontre de son peuple. c'est ça la réalité. donc fi mu nekk nii maa ngi bëgg a topp seen benn waay bi wax loolu Khadim Samba. Khadim Samba léegi. c'est ça la réalité dëgg la le président le gouvernement ils peuvent pas diriger ce pays à l'encontre du peuple la volonté du peuple volonté bi nag mooy métti na condition d'existence yi j'allais même dire de survie métti na dañ koy faral di wax kilifa dinay jël décision maanaam waaye nag ci kaw mu wekk ko ci bëgg-bëgg njabootam. xam nga loolu même ci kër yi sax loolu mooy daw. donc man bi ma gisee manifestation yi c'est vrai que dama ne xëy na comprendre ñu te professeur bii door a wax nii. wax dëgg dafa nar a. Daouda Ndiaye foog muy wax lu bëri parce que fi feebar bi dafa sew. fi nga ko yaakaarewul fa la lay jaar raxas loxo yi sax masque yi li ñu naan ce sont des mesures préventives. waaye du loolu mooy tax moo lay sauver. feebar boo xam lay duggee de doo xam sax fu mu. amul pauvre fu mu lay duggee xamoo ko booy dugg sa oto sax man am na loo xam ne foto oto bi bés bu ne ñu raxas ko ak eau de javel mais te yow yaa ciy dugg yow kenn de. mais ki ngay tayal ci ascenseur bi na nga xam ndax feebar na feebarul donc nit ñi bu ñu leen di wax jël leen seen matukaay dafa am lu tax. sol leen ay masque mais aussi am na foo xam ne man damay bëgg aussi bu ñuy defar ñuy woo ñoo xam ne dañuy defar dafa am benn femme bu fi mus a intervenir ci seen émission. mu ne moom dafa jaaxle ndax ñu ngi naan sol leen masque am ku jógee fële nekk kilifa bu ñëpp dégloo ku fi amoon ndombal tànk ba nekk fi docteur bu am dama bañ a tudd tur bi rek pour bañ a tooñ. waaye nag tooñu ma sax mais xam nga kooku li ñuy wax en français c'est une voix autorisée légitime. comme tey innocence bu waxee ni ñu naan masque yi amul njëriñ dañu naan moom dafa ne amul masque yi amul njëriñ te wax débat bi du loolu bu gouvernement bi ak surtout ministère de la santé am ay digle yu ñu joxe même yow boo nekkee ci santé woowal ministre bi mbaa nga dem ministère. mais boo seetloo sax présidente dogguma la mais boo seetloo présidente colu masque bi moom du Sénégal adduna yëpp la. parce que dem nañu ba xam ne pour xëy na aar sa bopp. neew ak a bari solal masque rek. waaw mais bi mu ko dooree wax loolu dafa jaxasoo nit ñi da ngay gis ko la woon ne ma docteur bi de nee na masque yi amul solo man leen déet lii ministère de la santé wax def leen ko ndax aussi mbir mi tamit dafa am lu mu wone Sénégal ku nekk bëgg nga wax ku nekk spécialiste nga Alice Diouf waxoon na ko fii mooy dëgg man damay bëgg yem toujours ci li nga xam ne moom laa xam foofu la sama xel màcc ci loolu laa yem lu ma xamul dama koy laajte. waaye nag wax ci aussi il faut que ñu koy encadrer communication bi mu am aussi li nga wax ci transport bi man wax naa ak Gora Khouma wax naa ak Assane Ndoye week-end bi passé yëpp mais mot d'ordre bi joxe woon nañ ko ba pare syndicat aussi dafa am stratégie gëmoon naa ne dinañu alléger au fur et à mesure parce que économie structuration suñu koom-koom moo tax depuis le début ñu ngi wax secteur informel. mais secteur informel aussi macha allah am na lu ma ci xam ndax gouvernement buy teg ay politique di leen nit ñi da ngeen formaliser wu defu leen ko boobu ba léegi man di 2009 boobu maa ngi ministère du travail. def nañ fi benn colloque bu mag
président présidé ko sur le secteur informel APIX ñu teg ay jumtukaay pour ñu def nit ñi formaliser wu caisse sécurité sociale yooyu yëpp IPRES pour nit ñi mën a am retraite am ay kii di mën di cotiser ñu naan dañ leen di fayloo ay impôt formaliser wu ñu secteur transport moo si raw ñoom xam nañ li may wax ñu ngi may dégg ñu ngi may dégg bi ma waxee ak ñoom man leen bi ñu leen di wax boobu ba léegi defu leen ko état mënul dimbali koo xam ne xamu ko loolu mooy dëgg bi donc lii yëpp bu paasee ñu ñaan yàlla mu bañ fi yàgg nit ñi dañu wut seen ay këyit dem formaliser wu parce que crise bi kenn prévoir ko kenn ñaanul mu amaat waaye état mënul jàppale koo xam ne xamula loolu il faut ñu wax ko te loolu man maa ko mën a wax démb dama nekkoon réunion ak waa finance économie waa amandu ati maa ngi leen di sant sax parce que ñun dañ ci def liggéey bu am solo def cartographie 8 familles d'acteurs pour ñu formaliser wu far mbas bi ñëw ñun amuñu ci fond bi présidente def ni ñuy def ma ñëw foofu RFM Babacar Fall ku baax ki woo ma defal ma benn matin dama yegg sama bureau pour wax rek liggéey bi ngeen di def ñëw fekk marchand yi ñëw commencé waa marché yi ñëw fekk leen fa ma recevoir leen ñu bind ma yónnee ko Amadou Ba yónni ma ay collaborateurs am démb kon dafa wax ni nit ñi dañuy laajte bu ñu xamul la ñu laajte ba pare bañ a gaaw a dem si mbedd mi yaakaar naa ne nit ki kaay nga formaliser wu de moom loolu wax dëgg neex yàlla ku ko dégg ku ne war nga daw justement ñun loolu la ñu bëgg nit ñi parce que loolu buñ ko def xam nga 2009 ba léegi yàgg na presque 11 ans xam nga ñoom dañu foog ne état bi dafa am impôt yeeg yooyu du loolu pour seen kii personnel pour seen kaaraange la gën leen a sécuriser ci seen liggéey seen bët voilà loolu justement te loolu foog ñu xam ko mais ñàkk fi mu nekk nii defe naa crise bi wane na lu bëri aussi. mais est-ce que yéen tamit bu ngeen nee nit ki kaay formaliser wu est-ce que du jaadu ngeen def une communication def benn tapage médiatique ñu xam ci formaliser wu boobu lan la wundu ak it ban njëriñ moo ci mën a ne ci jëmee ci ñoom. Barthélémy loolu yàgg nañ ko def de man mii de. waaw wax woykat bi nee na wax du bari wax nañ dégg rek. waaw mais fi mu nekk nii sax dama yaakaar ni fi mu nekk nii ak Covid bi li mu wone. koo ne léegi kay formaliser do bul moo lay jiitu ci gis parce que foog ñu comprendre ne état mu ngi si yoon bi ndax président de la république benn conseil des ministres sax dafa laaj ministres yi na surtout ministère boobu may wax ni économie ak plan et coopération internationale pour ñu seet secteur privé bi ba pare ñu yokk ci économie informelle man loolu daf may soxal parce que nit ñi foog ñu génn ci précarité bi ñu nekkee foog ñu génn ci précarité bu amee nag ay politique yoo xam ne nañ ko fi teg pour jàppale leen pour transformer l'économie xam nga loolu benn axe la ci plan Sénégal émergent mais daanaka Sénégal yëpp ngi fi dañuy formuler ay programme yu baax mais parfois dafa am résistance boobu nag au conseil nag par les concertations mooy liggéeyam pour mu réduire ko. D'accord. Faut que nit ñi ñu xam lu tax ñuy def loolu transport aussi ñi doon ci leneen góor a xuma xam na ma bu baax dégg na ma ak Alassane Ndoye ci noonu donc keroog bu ñuy def allègement yi man xamoon naa ne dinañ egg mais ñoom aussi nañu yor seen base te nit ñi aussi nañu leen di nañuy waxtaan ak seen i éléments seen i ñooñ. voilà dañuy waxtaan ak seen i ñooñ te léeg-léeg ñooñ tamit duñ leen may dara. donc loolu tamit ñun dañ koy comprendre mais comme l'État arrêté bu ñu fi topp naan dafa recul pour man du recul. d'accord léegi leneen it mu di njàng mi nasoon nañu le 2 juin jàppoon nañ date boobu ngir tàmbaliwaat école bi la ca tàmbaliwaat njàng mi ci classe d'examen yi la ca tukkee ñëpp xam nañu ko loolu ban jàngat nga ciy def ci lu gaaw. waaw parce que loolu tamit dañ ci topp liggéey ko ak Mamadou Talla def na ay concertation ak waa G7 mais affaire école dafa dem au-delà du G7 mu woo parents d'élèves yi def ay réserve Pa Bakary Badiane président INAPES Abdoulaye Fane ñoom Gorbal Sy ñoom ñëpp waa ko si def ku nekk nga jox ci sa xalaat ñu ne
na lépp mat bu protocole sanitaire bi lépp matee ñu tijji ci jàmm ak salaam. ñun suñu bopp en tant que responsable parents d'élèves aussi ñu jàpp ci joxe ay jumtukaay pour nit ñi mën a ñëw respecter gestes barrières yi mu am ay zone yoo xam ne ñu ne enseignants yi bu ñuy dem dañu am ñoo xam ne dañu leen testé positif loolu bu amee nag loolu kenn mënutul naan dañuy forcer ubbi école yi parce que loolu loo teg say jumtukaay ci école yi. maanaam daal risque baa ngi fii le risque était devenu réel puisque ak jàngalekat yi. waaw risque bi xam nga appréciation dafa baax booy apprécier da ngay xool conséquences yi ak lu mu mën a indi. ñooñu biñ leen isolé te ñëpp gis nañ leen Liberté 5. Dakar la fa xewoon dajaloo ba ca ba ñuy départ. waaw man keroog loolu bi mu amee secrétaire général Abdou Fati dafa ñëw directement sama bureau wan ma image yi ma woo DG Dakar Dem Dikk ma woo ministère bi madame la secrétaire générale du ministère de l'éducation. ma ne ko lii lan la mu ne ma présidente ñun dañu am suñu responsabilité Dakar Dem Dikk indi na bus yi enseignants yi ñëw nañu waaye geste barrière yow buñ la nee soreel mais xam nga mënuñoo yëkkati nit déplacé ko yéen boo leen ñëwee taxaw leen rek ngeen taxaw ku nekk 1 mètre et taxaw ma 1 mètre man sa 1 mètre 50 laa koy def bàyyi naa 1 mètre bi. yokk nga ca 50. yokk naa ci 50. yaa ngi dégg. yéen taxaw leen rek ngeen respecté ko bu ñu tàncaloo noonu. mais est-ce que loolu doon na yomb ñu respecté ko ak nombre d'enseignants ya fa daje bari woon nañu de. mais rang la. bokkuñu direction. ku nekk ki yaa ngi dem ci. mais am na ñu ne nguur gi am na ñu ne présidente am na ñu ne aussi ni ko nguur gi organisé moo baaxul parce que li tax mu jël maintenant Liberté 5 ne kaay leen da ngeen dajaloo foofu est-ce que mënuñu ko woon yaatal ñii fii ñii Guédiawaye ñii Pikine ainsi de suite tasaare leen. loolu doon na mën a tax ñu moytu mbir mi. loolu stratégie la. loolu nag beneen affaire lay indi waaye comme indi nañ leen fa loolu stratégie bi la. stratégie bi nag ministère bi. moo ko teg mais bu ñu xoolee Liberté 5 aussi ku fa xam yow xam nga bayal bi yaatu na man xam naa fa parce que mooy sama kër papa la ne. waaye plus de 1000 enseignants tamit espace bi leen war a dalal du espace bu ndaw de. gaa nag rond-point Liberté 5 yaatu na xam nga mbir boo si bokkee. da ngay joxe sa xalaat. ci kaw ñu boole la parfois. non ñoom mënuñu wax ne boolewuñu leen. man loolu moom dama parce que man ministre bi damay jokkoo ak moom tout le temps. parce que temps yooyu moom ay visioconférence lay def xam nga foofu dafa am comité dialogue social secteur éducation man sax bu ma teewul ci visioconférence bi kooku dama koy ma woo ministre bi madame Marie Siby Faye moom mi ngi siège au conseil donc dama daan contrôler yëpp seet waxtaani fu mu toll réserve parents yi conditions yi Bakary Badiane mos ngeen ko invité RFM donc loolu aussi il faut que nit ñi xëy na kenn sóoraale wu doon waaye naan xamoon naa ni du dem ak xamoon naa ni man loolu gàmm boobu man du ma ci doo ci dugg jërëjëf présidente ñu ngi lay gërëm waxtu bi dab nañu waaw jërëjëf Innocence Ntap Ndiaye voilà merci ok jërëjëf waa kay Innocence Ntap Ndiaye di présidente au conseil dialogue social nu ngi koy gërëm mbokk yi daanaka waxtu wi li ci des bareetul ñu ubbil leen antenne bi ci weccoo xalaat ci 88 628 14 14 88 628 14 14 Aliou Ba boo amee ku ne ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku Boubacar Diarra Boubacar Diarra Kees. aywa ñu ngi lay déglu Boubacar ci lu gaaw. waaw parce que li muy si lu gaaw mooy que ne man débat yu may dégg ñu naan président daa reculé wul dafa déglu kàddu askan wi. ndax feebar bi bu muy ñëw si biir réew mi président dafa taxaw def tous les moyens ak ministre bu nga xamante ne moo yor santé ak suñuy médecin wu réew ak suñuy homme de réew. ñu ne naka la ñuy def ba protéger askan bi ñu bañ a am jafe-jafe parce que moom la yàlla def sa responsabilité boobu. kon suñu demee ba toll fii ñu toll nii tey jii ñu mu tax askan bi taxawaat na ci suñu koom-koom nangam pour ñu wàññil leen ko mu taxawaat def lii mooy que ne dafa dégluwaat askanam. d'accord ñu teg affaire ci yoon te xamante ne nit da ngay nangu kilifteef. d'accord fu may daanelee mooy que ne yàlla na yàlla defal jàmm di nuyu docteur Ndiaye ci kees ci liggéeyam bu rafet ak taxawaayam. ci askan bi yàlla na yàlla jàmmal. jërëjëf Boubacar Diarra 88 628 14 14 ñuy xaarandi keneen ci ligne bi ci weccoo xalaat salaamaaleykum. waaw Bart maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay kooku.
Adama Dieng la maa ngi Touba. Adama waaw Dieng waaw naka waa Touba ñu ngi lay delloo ziar. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa RFM yëpp di nuyu nag sama mbokk Kajoor yi di ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm. jërëjëf. Bart vraiment di masawu groupe Futurs Médias ci yëngu-yëngu yi nga xamante ne amoon na fii ci RFM Mbacké. di ci jégalu tamit nag wax dëgg yàlla ndax it lu métti la ci dëkk bu mel ni Touba. di jégalu baax xalifa général des mourides. waaw jërëjëf. comme waxtu bi dafa xam ne damay tënk rek ci ñaari points yu gàtt. di rafetlu mesures yi nga xamante ni son excellence président Macky Sall def na ko. waaye nag damay wedd rek toujours li nit ñi di wax naan pression yi ak marché yeeg yooyu ñoo tax ñu def ko non non état de droit amul prix kenn mënu koo jënd. président Macky Sall dafa génn la 11 ba le passé ni feebar bi waxtaan na ak ay boroomi xam-xam. liñ ko tontu mooy feebar bi jógee gu fi nañu xool nu ñu dundee ak feebar bi. ba mu fa jógee yaakaar naa jël na ay mesures ñu ubbi jàkka yi ubbi marché yi. la ca topp ministre de l'Intérieur génne na ay arrêté ñetti arrêté benn bi pour ñu circuler ci département yi. génne waat na arrêté pour ñu circuler ci régions yi ba mu des Diourbel ak Thiès. le 20 jàpp le 29 jàpp le 30 ñu bari lire nañ ci ay sites yu bëree bëri ñu wane ni gouvernement bi fii ak mercredi dina am ay soppite yu bëri yoo xam ne dina ko def ci transport bi. kon jàpp na loolu dafa tombé ak manifestation yi waaye manifestation yi taxul état bi dellu ginnaaw ci li mu war a def président Macky Sall moo xam ne feebar bi faaw ñu dund ak moom. man nag beneen ponk bi may daaneele ministre de la justice laay interpellé directement. mu jël tous les moyens ba feebar bi virus bi bañ a dem ci biir prison yi Barthélémy. parce que prison yi nekk na bërëb yoo xamante ni bërëb yu xam la virus bi duggee dina metti trop. kon maa ngi koy interpellé mu jël tous les mesures lu mu laaj na ko jël ba virus bi mën a mooy ngir aar kaso yi ci feebar bi jërëjëf Adama Dieng Aliou ñu jël keneen 88 628 14 14 salaamaaleykum allo salaamaaleykum kooku daa yegg siwul de Aliou salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam kooku. sëñ Modou la maa ngi ziar naka yi tey. sëñ Modou ça va sant yàlla ñu ngi lay déglu. waaw maanaam man de li ma bëggoon a wax mooy transport bi comme que ñetti weer a ngi nii tëj nañ ko tijji nañ ko gën nañ fay dégg ay accident ak yooyu bakkan yi rot yu bëri gën nañ ko fay dégg. dañ bàyyi xel loolu bu baax a baax léegi nag man li may wax ci jàngoro ji mooy su ma sañoon daal état bi moom li ñuy wax ay xeex ak yooyu yëpp mu teg ko fële te jublu ci beneen programme nag. parce que ñëpp xam nañ ne moom ci affaire yi jëm moom xam nañ ko ñuy ñaan nag mu yem ci waaye xam nañ fi mu jëm parce que tey jii état bi am na ay programme yoo xam ne moo gën a farataal mbas mi muy wàllu mbay mi ak mbënd mi di ñëw élèves yi jànguñ étudiants yi jànguñ na état bi xool programme bu mag ban lay def pour maanaam ñu xool nan la ñuy béyee parce que comme que àdduna bi yëngu na fépp tëgg nañ économie fi mu toll li ko mën a relancer xam nañ ne suuf si donc moo ko mën a relancer kon nañ jublu ci mbay mi étudiants yi ak élèves yi dem bay état bu dal leen programme bu ko defee économie bi mën a jógaat parce que tey jii boo bayee ba nga xamee ne li nga bay nangu na li waroon a génn dina def ci réew mi te li nga ji bay di nga ko mën a jaay ci bitim réew muy dugaat ci biir réew mi kon fi ne nii moom su ma sañoon ñu bàyyi affaire yi xeex mbas meeg yëpp teg ko fële programme bi état bi yor mu jëm ko doxal ay projet loolu dong mooy saafara mais fi ne nii moom suñu waxantee dëgg rek Barthélémy xeex mbas moom jeex na fi mooy yéen ñi nga xam seen programme sax su ma sañoon ñu xool nan la ñuy xoolee seen programme parce que tey ji war nañoo invité ñu yor wàllu mbay mi war nañoo invité ONAS ñu xool fan lañ toll ci wàllu assainissement ba nga xamee ne mbënd mi du am fi ne nii moom suñu waxantee dëgg rek xeex mbas moom amatu fi wax dëgg yàlla parce que ubbi nañ lépp na melam kon xeex mbas amatu fi nañ xool programme bi nga xam ne mooy doxal dëkk bi état bi bu moytuwul nit ñi dinañ ko taaral kon na fexe ba nit ñi diñ ko taaral mu xool nan lay organiser wàllu mbay mi mu économie bi relancé war loolu donc mooy sama xalaat jërëjëf d'accord sëñ Modou jërëjëf Aliou Ba ñu jël kenn ku mujj 88 628 14 14 kenn ku mujj ci ligne bi ci weccoo xalaat di ponk bi mujj ci daan corona salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam kooku Barthélémy oui Ngom na def ziar naa bu baax ñu ngi delloo ziar kooku Jibril Sène la di la jot di nuyoo waa nax neex nag bu baax nuyul ma waa nax neex yëpp ne maa ngi lay voilà ñu ngi lay ziar ñoom ñëpp di rafetlu liggéey bi vraiment di leen féliciter quand même depuis le début du combat yéen a ngi ci jërëjëf di leen féliciter quand même di leen ñaanal jërëjëf Barthélémy man je pense que ne y a aucun Sénégalais qui souhaite voir son état reculer devant ay population wala di souhaiter affrontement devant l'état et la population bu ñu fàtte ne sur 15 millions d'habitants le président Macky Sall a eu la chance d'être choisi que ne ñu ne ko yaay le meilleur yaa am programme bu baax bi yaa am nangam kon loolu yaakaar la yaakaar naa amul kon au contraire kuy benn sénégalais buy souhaité ñu koy song wala ñu xeex mais nag Barthélémy nañu fàtte ne askan wi ko faloon aussi daf leen di war di bàyyi xel su demee ba lii am ñu naan dañoo arrière ñu ci ñoom la Barthélémy parce que au début du combat ba ñu ne dañuy jël par exemple lu mel ni dund bi ñu ne ci 15 jours dinañ ko acheminer ci fépp fu mu war a dem nous sommes à 2 mois te dund bi demagul sax à 50% ñu gis état di def yeneen yoo xamante ni du ay priorité mais loolu dañuy dem ba maanaam population bi moo amatul confiance ci volonté état bi ma ñëw tuuti ci par rapport à la déclaration de la présidente Innocence ci li mu wax sànq ci enseignants yi mais Barthélémy état lan lay jariñ statistiques yi anañu ana calcul yi l'enseignement c'est le corps qui est plus populaire
maanaam seen nombre amul fenn. ñoo ëpp ci ci plus fonction de publique 200 000 enseignants Barthélémy. état wuru woon calculer ne ñàkkut benn wala ñaari enseignant bu ci am cas coronavirus ak fi jamono ji toll nii. par rapport ak rassemblement bi am fële ci terminus bi mais nañu xool nombre bi fa daje ñu xool la surface bi nga xam ne moom la ñu waroon occuper le nombre de mètres carrés par exemple ñu xool par rapport à ça est-ce que loolu Barthélémy di respecter distanciation bi mën na fa am nañu xam ne dëgg est-ce que mën na fa am kon bu ñu jël le tort teg ko enseignant yi c'est la faute de l'État man ci loolu sama calcul le ministre du transport dafa waroon démissionner même ministre de l'éducation nationale même chose Mansour Faye aussi même chose parce que dem na ba d'accord que ni njuumte am na ci ni ñuy acheminer par rapport ak dund bi kon ku waxul lii wax lee ñun amuñu benn intérêt vraiment di dal ci sunu gouvernant wala nangam ak nangam buñ sañoon lépp nice léppay baax parce que ay sénégalais lañ amuñu beneen nationalité te mënuñu daw dem feneen kon nañuy waxante dëgg parce que dëgg ci la lépp mën a juddoo. d'accord merci beaucoup. jërëjëf mu nekkoon nag sunu auditeur bu mujj mbokk yi jërë ngeen jëf gërëm nañ leen ci teewlu bi. fii la ñuy yem ak yéen ci seen émission daan corona gërëm ñi fi woote yëpp gërëm it ki nga xamante ni moo di docteur Aloyse Waly Diouf mi ubbi waxtaan bi gërëm professeur Daouda Ndiaye naka noonu it Innocence Ntap Ndiaye di njiital au conseil dialogue social nekkoon nag ñun ñu ngi leen di gërëm bu baax ñaan yàlla mooy nu kendal ak jàmm ñaan yàlla it mu tàggali ñu nu mu gën a gaawee ak feebar bi su ko defee ku ci nekk mën a dellu ci say activité si sa coobare bopp yàlla mën na ko yàlla def. jërë ngeen jëf Barthélémy Ngom ne woon ci kàddu gi ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen wéy leen nag di topp digle yi docteur respecter mesures barrières yi su ko defee ñu gën a mën a xeex